salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi nuyu naa leen gën gi nuyoo nee naa leen saa su ne ni ngeen ko bëggee nii rek lañ koy defee fii rek lay xewee ci inforewmi.com tey ni ma koy waxee defaat sama yëf rek gis nga seeti artiste boo xam te ni mën naa ne moom itam ci milieu bi la mbokk gis ngeen ko saa su ne gis nga li muy def ci li nga xam ne moo di musique sénégalaise moo ngi nii Nafina la tudd ñu ngi jàkkaarloog man ñu fas yéenee waxtaan tey ci lu bari ndax yaakaar naa ne wax moo laaj moo fi indi moom tontu moom moo tax tamit mu accepté émission bi ndax kuy wër fu mu fanaan kóor ko wétali yaajal yaakaar naa ne tubarakàlla tëjal bët mi doon boole ba tax na du ma def lu dul bàyyi ko mu daal di nuyoo rek ma daal dugg ak moom ci li nga xam te moom moo di waxtaan bi Nafina dalal jàmm. merci ci invitation bi Junior yow moom sama gaan nga donc boo ma invité rek damay daal di accepter avec plaisir donc di nuyu suñu mbokku internautes yi di leen wax ni man kontaan naa trop daal ci seet bi di xaar question yi. yow moom sama jàkkaarloog yow moom nee naa day yomb du yomb ndax. ndeysaan sama waaye nga sama lépp nga sama xarit nga sama doom day nga sama lépp nga tubaarkàlla ba tax na kon su ma defee samay daagu rek ni ma koy waxee ñëw fii rek kon am na lu ko waral Nafina balaa maa dugg tey ci question yi ñëw naa fekk ko kër gi xam nga xaw a xumb ngay kaf ak ñoom rek ñoom xam nga naka ngay dundee ak la comme ni ma ko daan dundee rek man moom stress sonalu ma parce que gëm naa ni àdduna moom boo ko oyofalee rek mu oyof donc sonalu ma sama bopp ci dara te pour man artiste ci scène bi ak ci studio bi la yem parce que boo delloo kër ga moom da ngay nekkaat même Nafina bi rek donc samay waa kër moom ni may dundee ak ñoom tous les jours noonu laay continuer di dundee ak ñoom peu importe li xew nag ci sama carrière quoi donc man moom toujours naturel waaw. tey ma gis nga génn ci kii bu nice waaw génn si jiit bu nice daal di génn si dàll yu rafet tubaarkàlla macha allah jaw def sa sëfa bu baax en tout cas daal saa gën a woo greffage ba mu jàmpee lii lu mu doon. waaw xam nga di ànd ak ñoo xam ne moom boo àndee ak ñoom mënoo da ngay chon daal da ngay ku ci mel ni Biz Collection sama grande sœur boo xam ne bu la solalee daal macha allah nga xam ne solu nga Ongle Mania Body Zen ñooñu ñëpp ñu ngi sama ginnaaw donc xam nga foog may def yu baax comme yow voilà. mais isil bii. bii nag bu bees la bu bees la man tant que mi ngi neex gars yi rek man baax. alors bii je pense sama benn anniversaire la woon xam nga ma bëgg changer style tuuti ma ni bon lan laa war a mën a def loo xam ne du doon lu vulgaire mais lu rafet quoi donc ma dem ci sama benn doom day bu ñuy wax Xaadim bijoutier ma dem laaj ko conseil mu ne ma bon boo defoon bii moom gëm naa ni dina la jàpp. loolu yow or ni manqué ci dëkk bi ak agresseurs yi ñu bëggee or nga jël ko def ko sa bakken bi mbaa duñu yóbbu sa bakken. am fit rek Junior mel naa la trop sama bakken bi non gëm naa ne buñ ma xoolee rek am na nu may def ñu yërëm ma ne ma garaawul demal ak moom. voilà Nafina tey dañuy dugg ci li nga xamante ni moom moo di émission bi parce que gis nañ artiste bu jóg rek da ngay indi sa créer sa tur boo xamante ne tey moom ngay créer pour def ko nom d'artiste tey ñu gis Nafina indi turam original Nafina def ko nom d'artiste la ma war bëgg sama tur rek déjà te maa ngi fàttaliku bi may boobu commencé gu ma sax sama carrière toog naa di waxtaan ak samay frères Beydi bu biddee bu bees di waxtaan ak ñoom Maxtaar ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu Ibrahima ñu laaj ma sama nom d'artiste bon bëggoon naa am nom de scène après ñu ne ma Nafina bi c'est assez commercial c'est assez simple naa denc sama nom parce que tur bi raar na macha allah donc ñu ne ma naa garder tur boobu loolu rek moo tax ma garder tur boobu sinon mënoon naa ut nom de scène tamit. waaw boole wala si sant bi nga ñëw rek def tur bi. non tur bi rek moo gën a yomb xam nga prénom bi moo gën a yomb te yomb naa jàpp donc je me suis dit ma garder nom bi noonu rek mais bon peut-être que d'ici quelques années ma yokk ci dara wala ma wàññi ci dara ça dépend rek ma def comme yow xam nga changement moom du changement day gën a yokk buzz bi donc gis nga donc voilà j'essaie de faire lu simple loo xam ne dina accessible dina yomb jàpp surtout. Nafina ak musique sénégalaise. ñu ngi léewatoo xaw ma nag metti na mettiwul parce que dina metti ci yenn côté yi mais yàlla def na ne maa ngi ak ay nit yoo xam ne dañ maa bëgg te yàlla rek a tax déjà maa ngi ak ay nit yoo xam ne ñu ngi may conseiller donc maa ngi léewatoo ak musique bi daal te. actuellement fan nga gis ne fa la musique bi méttee ci sa côté parce que koo gis tamit am na fu musique bi méttee ci. alors man ci sama produit la surtout parce que man bu ma tëjoo studio damay bëgg toujours di def produit bu am qualité man loolu lu important la ci man daal donc damay bëgg tout le temps produit bi baax damay bëgg saa su ma génnee dara rek mu neex gars yi donc man foofu la affaire yi gën a méttee ci man parce que tamit du ma ne aw ma kenn ku ma jàppale wala sénégalais yi bëgguñu ma parce que macha allah saa su ma génnee produit lu mu néew dinaa gis ne gars yi
ñu ngi koy consommer te neex na leen donc metti na mettiwul rek laa mën a wax. voilà Nafina ay temps gisoon nañ nga commencé liggéey ak quelques artistes comme ñu si mel ni comme je pense que Nix la waaw Nix ak beneen artiste waaw Maawo ñooñu ñëpp commencé woon ngaa liggéey ak ñoom ñu dem benn moment gisatuñ la nga liggéey ak ñoom lan moo waral loolu. alors man ñooñu dama doon liggéey ak ñoom parce que seen choriste laa woon donc ensuite bi ma defee ay chœur ci ñoom foofu laa amee expérience bu bëri tey boo gisee ma am yenn liberté yi ci scène bi sax li ma jaar foofu la donc ensuite ñoom si boppam ñoo ma conseillé pour ma commencer carrière personnelle donc mën naa ne ñoom ñoo ma ngemb sax ne ma naa dugg ci arène bi donc loolu rek moo tax ma arrêté def chœur ak ñoom mais maa ngi liggéey ak ñoom parce que tey su ma enregistré benn son ba pare dinaa woo sama frère Nix ne ko déglul qu'est-ce que tu en penses mu ne ma lii baax na lii baaxul donc ba tey maa ngi liggéey ak ñoom peut-être que feeñul mais maa ngi liggéey ak ñoom ba tey. pourquoi nga choisiroon ñooñu comme que bon ñooñu boo limee ci catégorie rappeur nga leen di boole lan moo waraloon tey nga bàyyi mbalax maa ni di job ak ñoom. yow nag dama bëgg jaxaseeg mbalax maa ni yow junior daal métti naa trop vraiment non en fait dafa tombé parce que bi may commencé def chœur boobu si studio laa doon liggéeyee donc studio bi moo doon andi artistes yi Walian Band la woon donc foofu laa doon defee chœur yi donc du man maa doon andi artistes yi Walian Band nag ku ko dégg xam ne rappeurs yi lay gën a liggéeyal donc c'était juste une coïncidence donc man awma limite man mbalax maan rappeur boo doon def salsa sax ñu liggéey donc man awma benn limite côté musical daal donc loolu tombé bu waral ay gaaf la rek. est-ce que yomb na nga def benn transition jóge woon fee ñëw viré carrément ci mbalax bi mu doon. du transition parce que ñooñu dama doon liggéey ak ñoom ñoo doon artistes yi. mais ci côté cœur bi laa wax quoi. non ci man mettiwul au contraire man tey richesse la ci man parce que bu ma duggee studio tey su ma bëggee def son boo xam ne dafa am influence su rap day yomb ci man su ma bëggee def loo xam ne mbalax la day yomb ci man donc loolu au contraire richesse la ci man daal pour man plus nga am expérience plus nga mën a am yenn liberté yi daal donc man je pense que c'est un avantage. est-ce que yaa ngi tese Nafina ak 100% traditionnel ñu indil la xalam indil la balafon indil la loolu nga ñëw fas yéene tëggu wax sa mbay mbayaan diw ak diw mooy sa baay léeg lii est-ce que pare. loolu yu fa ndaanaan la nag loolu yu fa ndaanaan la te loolu dina jël temps bëgg naa ko torop parce que xam nga traditionnel dafa neex moderne sax laa wax parce que fu mu nekk nii gars yi dañuy jéem a boole ñaar yi dafa neex mais pour man doo juk rek def ko foog nga jàng ba mën ko donc na ma gars yi may tuuti temps rek xam nga nañ ma xajal tuuti ma xaw a ma gën ko pare bu baax en tout cas ni nga débuté nii moom boo teggul sa tànk moom dina baax incha allah. day baax sax incha allah parce que xam nga yenn saa yi mu metti ba nga ne teemaa bàyyi mais benn junior woo la waxtaan ak yow xam nga encouragé la rek nga ni bon naa continuer mais day baax sax incha allah. voilà Nafina est-ce que mën nañoo xam sa âge ñaata. man sama âge non xale bu ndaw laa. ndaw kay day am at. xale bu ndaw laa junior bàyyi sama âge. c'est-à-dire am na ñoo xamante ne bii dañuy xool jox la âge boo xamante ni yeggoo fa man am na man sànq rek paa bi ma doon waxal mu ne ma xale bi 5 ans la am ñii naa man 10 ans la ñu am ñii naa ma 40 ans la ñu am. 5 ans et demi na si teg et demi 5 ans et demi. mais est-ce que à ton âge ngay liggéey ak yenn artistes yi du métti. du metti au contraire pour man honneur la parce que challenge la tey am na artistes yoo xam ne bu ñu la woowee nga dajeek ñoom studio dina am loo war a bàyyi xel parce que am na ndaanaan yoo xam ne boo taseek ñoom macha allah ñu bëgg la te yàlla rek a tax bëgg liggéey ak yow war nga xam ne am na loo war a prouver yow tamit donc man je trouve que avantage la voilà. est-ce que ci côté liberté bi say parents xam nga may nañ la benn freedom boo xamante ni bii yow di nga mën di génn guddi di dem yenn studio ñu lay invité yenn affaire yeeg yooyu. samay parents bon comme parents artistes yëpp yu jigéen surtout au début dina compliqué parce que xam nga milieu artistique bi yenn saa yi da ngay waaru donc dinañ am yenn crainte yi mais man sama yaay yaree na ma fu ma war a yare donc su ma ko tàggoo ne ko dama am tournage wala dama war a dem jouer ji amu ci benn problème fu mu nekk nii en tout cas moom maa ngi ciy sant yàlla bu baax. maa wax loolu. cey Nafina voilà gars yi tamit nee nañ ay son amour rek ngay way. man nag damaa bëgg mbëggeel nag na ma gars yi ay waay mbëggeel a neex boo wuyul mbëggeel looy way. fi yeneen son yoo xam te war nga ko mën a way ma sax. ci nga bokk di yow ci jox ma sa xol bi nga daanoo yow ci boobu laa la amee man ak maa la xam
xam nga gars yi nag peut-être que dañoo xaw a yàqamti parce que sama album génnagul donc peut-être que loolu moo tax ñu naan mbëggeel rek laay woy mais bu génnee rek incha allah nañ xam ne na fi naa wéy na leneen lu dul mbëggeel waaye nag mbëggeel dafa neex tant que maa ngi koy war a mën a may wéy rek dinaa ko man li ma metti mooy dañ naan xale bi mbëggeel rek lay woy te bu mbëggeel génnee ñoo koy ñëkk conseil man loolu moo ma jaaxal. waaw tamit parce que en fait tout le temps damay ne Sénégal dëkku jàmm la dëkku bëggante la donc boo wëyee mbëggeel day neex te nit ñi dañ koy consommer parce que Sénégal macha allah xam nga xiiroo ngaayoo yàgg-yàgg jàmm rek moo fi am donc boo wëyee mbëggeel rek da ngay toucher gars yi daal donc man moo taxit bon am na son yu bëri peut-être que yooyu moo jot a génn yooyu mooy son mbëggeel yi mais dinañ xam ne dinaa woy leneen quand même. yaa ngi si jooju liggéey si maa ngi pare naa enregistré sama album. ay wax nii. dama doon bañ a jiitu si say question rek waaye pare naa enregistré sama album moom kay fu mu nekk nii moom na gars yi pare. ñaari titre la. non surprise la fu mu nekk nii dañ ma ne bu ma wax dara naa noppi sama conseiller spécial maa ngi koy nuyuwaale de passage Zara Touré moo may jàppale ci liggéey bi et tout donc pour l'instant bouclé nañ enregistrement album bi fu mu nekk nii sax pour wax la dañu war a tourner benn vidéo boo xam ne mooy ànd ak sorti album bi incha allah non du yomb. xanaa nag dañ ñu may nag ci album bi nag nu muy tudd. déedéet yow déggoo li ma la wax secret défense fu mu nekk nii waa FBI ñu ñuy wër. xam nga man damaa sob boo xësee ba toqal dara sama. Junior da nga sob waaye di nga xam ne dama dëgër bopp. dina metti kon dina metti non def ko surprise bu soobee yàlla bu génnee moom xam naa di nga bokk ci ñi may njëkk woo ñu def benn conférence de presse bu amul fenn waa Sénégal ñëpp jot ci sorti album bi incha allah. na gis ngeen Nafina tey laa fi invité gis nga ko mi ngi nii ci Infos Rewmi nee naa la ni nga ko bëggee rek noonu rek laa koy defee Nafina fi may dugg mooy son bi nga xamante ne tey moo yëngal jamono moo dugg ci xol yi son bi nga xamante ne tey mooy cartonné muy Tere Nelaw bi dafa ñëw rek. avant clip bi génn son bi def boom paroles yi laa bëgg nga wax ma fan nga ko inspiré woon. merci xam nga yow moom boo waxee lii damay kontaan donc alors son bi ni mu demee c'est très simple dama doon liggéey ci sama album Wally invité ma Grand Théâtre soirée sargal jigéen donc ñu def benn duo foofu ensuite mu bëgg déglu sama ay projet xam nga déglu yenn son yi yàlla def ma bouger vite fait muy liggéey ak sama xarit Fefsi mu déglu sama quelques sons boobu Tere Nelaw bind naa ko ba pare mais pare gu moon enregistrement bi donc mu laaj ma ne ma ndax bëgg naa ñu def ko en featuring ma ni ko loolu kay jarul laaj sax ndaanaan bu mel ni Wally Seck bu la nee kaay ñu def fit loolu pour man honneur la donc mu tegu ci son bi man bi ma ñibbisee ci laa déglu version am ñu décidé def ko vidéo donc collaboration bu simple la woon noonu la suñu relation sax commencé. tamit gis naa tamit ci Grand Théâtre bi mu invité la ngeen def benn affaire bu grave ci sargal jigéen bi. dëgg la fa la commencé man foofu laa njëkkee def scène ak Wally Seck donc ci loolu nag lañ defee son bi Tere Nelaw def clip bi te am na yeneen ak yeneen yu war a ñëw si macha allah Wally moom. di ko ñaanal rek lépp lu mu bëgg mu am ko incha allah parce que xam naa ne fi mu nekk nii moom Sénégal Wally Seck ce n'est plus un artiste à présenter dem internationalement parlant sax laa war a wax donc kooku bu nee dee liggéey ak yow moom da nga koy sant yàlla rek. gars yi ñu ngi naan dalaa bëgg takk ñaareel de. loolu. fayal sa caméra fayal sa caméra ñu waxtaan man moom lépp lu ma dégg rek damay ñëw luuxe ba ñëw laaj la ko dinaa dof lu ba laaj la question boobu loolu daal dégg naa ñi di ko wax daal ma ne man daal Nafina moom sama sister la te di mu nëbb dara xam naa nag su ma demee nag dina ma leeralal loolu. waaw loolu waaw nag nga yàq interview bi daal vraiment loolu daal nga dégg. wax nga dëgg loolu de man yëgaguma ko xaw ma nag déedéet yëgaguma loolu franchement waaw bu ma ci amee lu ma leer ma dinaa la amul benn problème ok léegi damay ñëw ci li nga xamante ni moom moo di ci vidéo bi te vidéo bi tubaarkàlla nice macha allah li nga xamante ni moom laay laaj mooy que lan mooy sa astuce say feem ba tax na vidéo bi def 1 mois def 1 million et quelques vues loolu. du astuce loolu da nga koy sant yàlla di ko remercier sénégalais yi parce que artistes yi bëri nañ produits yi bëri nañ donc tey yow boo génnee vidéo mu def 1 million de vues da ngay xam ne nit ñi ñoo la bëgg te yàlla rek a tax
parce que mënoo jënd ay nit donc bu la nit ñi bëggee daal loolu vraiment c'est une chance c'est un honneur donc man dama ciy kontaan parce que bi ñu génnee vidéo bi sax dafa fekk ma xawoon na découragé parce que boobu xam nga door a pare enregistré album bëri ay dugg génn affaire yi xaw a metti daal donc bi ma gisee loolu je me suis dit ah lii c'est un signe pour encourager ma donc loolu moom man dama ciy remercier sénégalais yi rek franchement waaw. c'est bon léegi gis naa ne tam am na loo xamante ne bëgg nga ko ci musique mooy ay cover yi lan moo ko. waaw mais gëj naa ko def parce que balaa may génnee sama premier single laa doon def ay cover boobu maa ngi def ay chœur ba tey donc loolu yëpp xam nga artiste ak bëgg musique rek boobu dama doon xool natt nit ñi xam nga rek gis nga xool ndax gars yi bëgg nañ baat bi ndax bëgg nañ style bi xam nga loolu dama doon natt gars yi rek mais bi ma commencé génnee sama single yi ak sama vidéo yi ba tey defaguma cover mais dinaa ñëw def ay cover parce que am na artistes yu bëri Sénégal fii vraiment yaakaar naa ne foog ñu delloo leen jukkal franchement ku ci mel ni Viviane Ndour kooku ay son moom xam naa dinaa am benn bu ma ci jël rek reprendre ko incha allah Adiouza Kumba Gawlo sama ay grande sœur lañ xam nga donc ñooñu moom foog ma xool nu ma leen remercier parce que c'est ñoom laa doon déglu ba tey ma am fitu ne damay def carrière donc ñooñu. voilà Nafina léegi dañuy génn ci musique duma génnagum ci musique sax dama ciy desaat tuuti parce que bi ñuy njëkk jàkkaarloo man ak yow boobu ci plateau la woon boobu yaa ngi doon jàng ma ne la Nafina nga ne ma mooy la est-ce que xam nga benn affaire nga ne ma ne la musique dafa fiir jàng dafa fiir est-ce que duñ dem ba jëmi jamono nga bàyyi benn bi nga ne ma maa ngi xool fan nga si toll. alors année bi yow sax sa question bi daal c'est tombé à point parce que année boobu je pense ci laa doon def sama première année de formation ci laa arrêté rek sama formation enregistré sama album léegi fin du mois bii sax laa war a reprendre samay cours parce que comme li nga wax ñaari dafa metti woon mënuma woon wàcc enchaîner studio wala dem prestation donc je me suis permise arrêter benn année enregistrer sama album ensuite ma reprendre sama cours yi. dañ génn ci musique hors de musique defe naa dina togg. damay togg kay xanaa duma jigéen nag junior nag jigéen ñu mënul togg rek fi nekk. baadu bokkuma ci. balaa nga gën a mën a togg xam naa ne mën nga yëpp mais ban nga gën a. man est-ce que duma la invité añ. bu jagalaa bëgg rek dama am ay maamu Saint-Louisien nag. waaw boobu xoolee sax xam ne man ndar-ndar laa. waaw bu baax. mais di nga fóot. non yéen daal Madou da ngeen foog ne. déedéet xaaral dafal ndànk xam nga tey su ma nee fóot benn dimanche nga génne yëre xale yeeg yëre waa koñ bee yëpp fóot ko. ci otum jëkkër laa nekk damay fóot. waaw bu baax damay fóot damay paase damay bale lu ne macha allah jéeg bu pare laa. voilà gis nañ tam yenn artistes yi ñu si bëri ñu jigéen ñi sax ngoon dañuy sol seen daal cokki-cokki wala ñu dem salle def sport est-ce que waaw reprendre naa sport bi arrêté woon naa nag pour dire vrai arrêté woon naa salle de sport bi mais récemment j'ai repris parce que même pour sama enregistrement studio yi daf may jàppale parce que booy def sport dina la faciliter wëy bi donc j'ai repris récemment te temps dama am staff bu metti gaayu saf-sap donc fu mu nekk nii kay man moom poupée dong laa dama waaw saf nañ sap metti nañ torop nag waaw donc j'ai repris tout ça pour gën a faciliter sama enregistrement yi. voilà sama dernière rubrique laay dugg ak moom mooy rubrique bi nga xamante ne bii bu ma demee ci artiste yi naa ko si laaj lu bare muy rubrique WhatsApp dañoo bëgg xam Nafina ak WhatsApp am première question ndax am nga WhatsApp. waaw loolu kay jarul sax laaj. ñaata WhatsApp nga si nag ñu si bëri ay 4-5 lañu. alors am naa ci ñaar yoo xam ne bon ñëpp am nañ WhatsApp boobu quasiment ak benn boo xam ne sama famille rek presque ñoo ko yor daal waaw boobu daal vraiment boobu mooy VIP bi daal. bi may naxee daal boobu nga ma jox mooy 800 bi. boobu laa jox journaliste yi xam nga journaliste yi dañuy jékki-jékki fekk la nga nekk ci ay problème sa genre gii bëgg laa sonal ci WhatsApp bi donc non numéro boobu li tax sax ma yor ko c'est parce que sama yaay moom damay bëgg saa su ma woowee mu jot ma donc moom moo gën a tax sax ma ut beneen numéro. donc numéro boobu sama yaay presque rek moo ma ciy woo mais sama yeneen ñaari numéro yi ci laay snap ci laay WhatsApp ci la sama compte Instagram Facebook lépp nekk daal donc dina. mën naa ko enregistré ndax nga ma woo. non du boobu. dinaa la yaa ngi bëgg bëri ay numéro nag. dama bëri ay numéro ça c'est vrai mais saa su ma utee numéro rek c'est que am na lu tax daal waaw.
léegi ñaata groupe WhatsApp nga bokk. Actuellement je ne sais même pas franchement bëri na trop parce que Nafina dafa am fan club WhatsApp maa ngi ci ay groupe yoo xam ne ay groupe de travail la ak sama staff par exemple suñu bëggee envoyer message am naa groupe famille donc franchement je sais même pas man daal maa ngi ci groupe yëpp man foo ma boole rek ma dugg fa toog nañ ma jox banc bu ndaw rek ma am place. dégg naa groupe bu ñu la dugal nga génne lu tax loolu yow tam. génn déedéet non kon c'est pas le bon numéro. C'est pas le bon numéro non WhatsApp man je suis très active ak sama téléphone je suis tout le temps ak sama téléphone man yenn saa yi sax nit ñi dañ may ne yenn saa yi du ñu gëm ne man maa wax ak ñoom parce que Snap par exemple saa su ma ko mënee dinaa tontu samay fans donc yenn saa sax ñu ne ma est-ce que Nafina la ma ni ko man la de man maa ngi nii awma lu ma def donc bàyyi ma ci téléphone bi rek je suis très très active nag ci sama plateforme yi franchement waaw. mais doo jékki-jékki rek gis ku la envoyé message waxta ay waxu amour Nafina dama laa bëgg dama laa nopp dama laa bëgg takk wala affaire am naa pël bu ma ne démb de dina jaay ay nagam ñëw ñaan si ma jabar man ko yow rek lay xaar waaw nee na daf maa nopp te yàlla rek a tax nee nag dina jaay ay nagam ñëw ñaan si ma xam nga loolu dafa fort junior nee naa ko ñëwal maa ngi lay xaar ok bu ñëwee rek sama yaay muur ma nànk mu ñu dem ma dem Kolda sëy ji Kolda. Nafina xam naa dama fiy ñëwaat ndax xam naa li ñu bëgg wax yëpp mënuñu koo tënk fii comme nee nga yaa ngi préparé album bi donc album bi fu mu toll rek damay def renseignement comme ça bu ko defee ñëwaat amaat yeneen yu ñu def acca lan ngay tëjee interview bi. alors di wax sénégalais yi nañ xaar Nafina mi ngi pare ay surprise yu mag a mag a mag nee nañ vidéo bi ak Wally daa rafet waaye xam naa ne bii di ñëw dina jaaxal waa Sénégal trop. waaye dina def buzz comme. bàyyi ba mu génn incha allah boobu moom ñu ngi ciy liggéey bu baax di remercier Wally au passage parce que franchement il est très gentil très accessible donc moom maa ngi koy big up bu baax di nuyu sénégalais yëpp parce que am produit ñu consommer ko loolu yombul donc je le dis tout le temps merci à tout le monde je fais un gros bisou à tout le monde samay sœurs di remercier waat Bigué franchement parce que jàpp na ci trop Dolce ma grande sœur di la remercier yow ci invitation bi. voilà Nafina la woon fii ci nga xamante ne moom moo di inforewmi.com nee naa li nga ko bëggee rek noonu laa koy faral di defee di la joxaat dig daje beneen yoon ak beneen artiste bi nga xamante ne moom moo la gënal ciao ciao